waaleykum salaam Georges di lay nuyu di nuyu ñëpp xibaar yi li ci gën a fës ñëpp ci jullitu Sénégal yi koor tey gannaaw bi ko ñenn ñi defee démb muy koor guy tàmbali ak jafe-jafe ci quartier Mandiaye Diop ca Thiaroye-sur-Mer ndox mu saf essence le robinet yi di xel ñu ne tiwu saar yi moo ko waral muy lu doy waar lu ëpp fukki jigéen yi won nu lor ñàkk nañ seen bakken ci benn at rek ca Bettenty nekk ca diwaanu Fatick liy jur mbir moomu di ñàkk taxawu ak ñàkk matériel ca dëkk boobu ndox wër kilifa yi Université Alioune Diop bu Bambey di dal xel étudiants yi nekk ci grève nee nañ jël mën matuwaay yëpp ngir saafara tawte étudiants yi dégg ngeen ci dégg ci biir xibaar yi ki ñu toftal ci recteur de l'Université Alioune Diop bu Bambey di professeur Ibrahima Faye daañu ci teg xibaar tàggat yaram chronique culture bi jeexal ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu nii ci ay faram-fàcce. mbokk yi dellu di leen di nuyu ak di rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door wàllum diine ak koor gi tàmbali pour ñenn ci jullitu Sénégal yi naka tey ji ci àllarba ji nag démb nag am na ñoo xamante ne ci la ñu umoon koor gi nag ca Masalikul Jinaan liñ ko nar a màggalee di ay jàng xasayit jàng alxuraan ak i xasayit saa su ne waaye tamit bendeli ci waxtu dogu jox nit ñi ñu dogu rawatina ñi di étudiants yi reportage ca Masalikul Jinaan Ndeye Mati Dieng. ñoo ngi fii ci Masaalikul Jinaan di bërëb boo xam ne li fiy julli si par bés kenn xamul nu mu toll ren gi nag ci weeru koor gi murit yi andi ay coppite ci programme bi daanaka sax wutewul ak li fi am bés bu yàlla sàkk moo dàgg Silla moo yore kàddug Masaalikul Jinaan. dañuy tàmbale naafila ginnaaw juróom-ñeenti waxtu weer bi yëpp dañ koy séddale bis bu ne ay équipe di ko jàng balaa weer bee jeex kaamil dina mat ba ñu tàmbale loolu nag jël nañ fi ay ñeenti imaam yo bu ñu wooree saa yu ñu jullee tisbaar ba noppi rek dafa am waxtaanu diine boo xam te ne mooy commencé. ñëpp la ñu woo waaye étudiants yi ñoo ci jiitu ndax seen dundin ak na mu méttee. wax étudiant ku ci jaar xam ni turbranke yomb na leen te woor ba ngoor amoo fondoko wala di liggéenti fukki dërëm wala ñaar fukk boo jëndee mburoog loo ci def dina métti rawat na ci mbas mii ne jógee na xamante ni ay jeexitalam ba léegi ñi ñaa ngi koy dund. lu jëm ci mbas mi dàgg di dalal xel yi. sous préfet Grand Dakar di Modou Mbacké Fall moo fi ñëw ñu def benn CLD di waxtaan bu ñu wàccaay boo xamante ni mboolem chef de service yi aju ci nguur gi teewal nañ fi jëm ci yoolu wàllu paj mi kaaraange gi ñu jëm ci wàllu setali ba ci waa UCG ci waa Croix-Rouge ñëpp teewoon nañ fi ku ci nekk ñu wax la lii lañ ci bëgg bàyyiwuñu lenn takk masque yi gel yi ñuy raxasoo kuy dugg ak diggante yi war a sàmmonteeg wanag yi ñu def na xam ne jël nañu yëpp ay matuwaay yu mat sëkk yoo xamante ni incha allah dañ fi jógee sax mbas mi dooñu ko fi déggati. mbas mi di coronavirus taxoon na ba ay fan ci ginnaaw bërëbu julleekaay yu bari tëj Masaalikul Jinaan ak ña ko yor di invité jullit yëpp ndogu waaye nag di leen ñaax ci ñu sàmmonte ak geste barrière yi. Ndeye Mati jaay nga ne reportage kon ca Masalikul Jinaan ak koor gi ni ñu ko fas yéene doxalee dellu di ñaanal ñëpp kooru jàmm te di ñaan yàlla nangul ñu suñu koor 8h tegal ñetti minutes. RFM rajo askan wi. mooy ci xibaar yi wax ci leneen di jafe-jafe boo xamante ni waa Thiaroye-sur-Mer rawatina ñu dëkk ci quartier Mandiaye Diop ñu ngi koy jànkonteel ñoom nag jafe-jafe ji moo di ne ndox mu saf essence mooy génn ci robinet bi boobaa léegi yàgg na li ko waral nee nañu mooy tiwo yu SAR di Société africaine de raffinage nee neen seen eau mi yor ndox mi wax nañ leen ko waaye jéemuñ ci dara tax li ñu fas yéene mooy bañ a fay ci facture seen eau yi facture ndox yi dañ ciy déglu ki yor kaddu waa quartier boobule Mamadou Fall Sekan ci micro Ndongo Ka. bi mooy énième sortie boo xam ñu koy sorti di wax ci li nga xam ne mooy li quartier Mandiaye Diop di dund am ka problème ak Sen'Eau mooy société bi nga xam ne mooy jox nit ñi ndox depuis fuite pipeline yu SAR yi di am mooy seen tuyau yi nga xam ne fu nekk bënn na ko ci dëkk bi bënn na nag fii si quartier bi ba nga xam ne jaxasoo na ak ndoxu robinet yi boobu ba léegi ñun ndox mi ñu naan essence lay saf yuuxu nañu nag bind nañu ku ne luy autorité wax na ñoom waaye Sen'Eau faalewuñu nu respecté ñu ne ci li nga xam ne moom la ñuy dund ñu jël nag mesure yu ma quartier bi dinañ taxaw tem kenn fii ku fi indi facture duñ la faale te ku ñëw bëgg a couper ndox mi di nga ko diggaale ak ñun weer wu jot facture bu ñu indi nga fay ko yoroo loolu dërëm ñu lay produire ndox boo xamante ne essence la saf suñu njaboot di feebar boobu ba léegi ñuy wax ak Sen'Eau dunduñu faalewuñu kuy autorité bind na la wax nag yow mais ñu ñuy seetaan kooru 2021 bi lañ bëgg ne xamante Sen'Eau ne duñ ko dogee ak ndox boo xamante ne essence la duñu dogee suñu koor ak ndoxu essence que Sen'Eau xam loolu ak seen directeur général. mu nekkoon Mamadou Fall
Fall Sekan doon wax ci turu askanu Mandiaye Diop nekk foofa ca Thiaroye-sur-Mer dem ba diwaanu Fatick wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak jafe-jafe ngir taxaw ñi nga xam te ne ñooy jigéen yi won lor nee na nag ci benn at képp foofa ca dëkk bi di Bettenty nga xam te ne ndox da ko wër fukki jigéen ak ñaar yu wonoon lor daal di ñàkk seen bakken li ko waral échographie mënuñu ko def naka noonu tam seen i visite tax sax ba kuréel gu nekk foofu di association Sandi bëgg nag ñu taxaw leen am na ko jàpp yi ci île bu Bettenty évacuation maladie yi nag léeg-léeg ni ñu ko fay defee day métti loolu ndaxte nee ñu bu marée basse amee maanaam bu géej gi wàccee faaw nga xaar ay heures yu yàgg ngir rek mën a jéggi te loolu léeg-léeg jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo wan lor ñoom ñoo ci gën a am ay jafe-jafe Mamadou Diouf moom mooy secrétaire général benn association bu fa nekk bu tudd Sandi Cissé. génne dëkk bi yombul xam nga bu géej gi wax xasee wàcc rek jeex na balaa ngay demati marée haute beneen jafe-jafe mooy bu même bu marée haute bi amee ne boo demee ma Missirah bu amul oto bu lay yóbbu amul ambulance doo dem loolu yëpp jafe-jafe la loolu moo waral décès yu bëri fukki nit ak ñeent ak ñaar ñoo fi gaañu ànd naa ne loolu lañ constaté. association boobu nag loolu la ñu gis ba tax ñu dem wuti ay partenaires yu mel ni ambassade bu États-Unis pour indi ci poste de santé ba fa nekk ab appareil d'échographie. li am solo machine bi mooy suñu jigéen ñi dañu bëgg 12 morts yi ñuy am par an wàññeeku on va avoir 0 mort dañu bëgg am 0 mort bëgguñu kenn am grossesse di am ay jafe-jafe léegi looloo waral ñu defaroon projet bi mais alhamdulilah ñi wuy si nañu comme li ñu wuy si alhamdulilah sant nañu yàlla bu baax a baax. appareil boobu nag ñu ni du Bettenty rek lay jëriñ ne ñu village yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër yëpp mën nañ koo jëfandikoo buñ sukkandikoo ci Maimouna Ndour moom fa la dëkk. ñun jafe-jafe yi ñuy jànkonteel fii yàlla rek moo ko xam échographie Sokone Kaolack wala Fatick ñun foofu lañ doon defee suñu échographie jigéen yu bari boo Sinkan gi nag côté yi Eline yi ñoom ñëpp amuñu échographie comme que ñun am nañ ko fii ñooñu déplacement bi da leen di yomb pour ñëw fii. comme association Sandi Cissé nag ñoom ne ñu fas yéene nañoo xar seen tànku tubéy ba fexe nu pirogue ambulance amee ci île boobu di Bettenty gën a yombalal évacuation sanitaire yi foofu Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby dem ba diwaanu Ziguinchor rawatina ci arrondissement bu Niaguis foofu nag ñi nga xam te ne dañoo jóge woon seen dëkk daal di gàddaay dem ndax aywa tàmbaliwaat nañ di dellu si waaye nag ngir jàppale leen ñu dellu si waat ko pariñ ci war a génne toll na ci fanweeri milliards ak juróom tax ba ñi nga xam te ne ñoom lañ fal foofa ci diwaan nga di sàkku partenaires yi ñu jàppale kuréel gii di ANDRAC ci wàllum wutum koppar yooyu la Lamine Ba. xayma yi jëm ci wàllu tabaxaat gox yi nga xam ne askan wi dawoon na fa jamono ji ñu ñibbisi defar nañ ko ba pare ñoo ngi xayma enveloppe bi ci 35 milliards de francs CFA sous-préfet bu arrondissement bu Niaguis nag ginnaaw bu mu rafetloo liggéey bi nga xam ne njiitu réew mi moo ngi koy amal ci jàppale way dawlaaku yi sàkku na ci moom mu dugal loxoom ci li jëm ci wàllu mobilisation enveloppe boobee Richard Biram Faye. suñu budget moo ngi toll si fanweer ak juróomi milliards ba tax na bëgg nañu président de la république mu dugal ci loxoom mu jëm ci wàllu mobilisation enveloppe boobee loolu lay dippee plan Marshall pour la reconstruction des zones déplacées bu Casamance. reconstruire tous les villages. ñi nga xam ne ñoo di élu nekk ci région bu Ziguinchor nee nañu fas nañu yéene ñoom it dugal seen loxo ci jàppale nguur gi ba woy daw làkku yi mën a ñibbi si seen diwaan yi ci xel mu dal honorable député Moussa Sané. ñun aussi en tant que parlementaire notre devoir mooy ñu wër gis ay partenaires yoo xamante ni privilégiés prêts pour accompagner son excellence le président Macky Sall et donc loolu yëpp pour wane que ni l'État est toujours là pour accompagner les populations de la Casamance. kaddu yooyu nag ñu ngi koy yëkkati ci am ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko doon jagleel door liggéey jëm ci wàllu tabaxum salle de classe fa nga xam ne nag moo di Bissine mu doon lu tukki ci ay acteurs économiques yi nga xam ne jamono ji dañoo wuyu ci woote wi nga xam ne nag nguur gi def na ko mu jëm ci wàllu jàppale askan wi nga xam ne ñu ngay ñibbi jamono ji seen gox yi François Gomis moom mooy directeur d'exploitation bu usine Safora. bu ñu waxee recasement il faut que ndaw yi am salle de classe structure de base yoo xam ne population bi dina ci mën a gis boppam ñun ci suñu wàll dañoo proposer salle de classe bi donc fi mu ne nii lan la ñuy xaar mooy administration centrale jox ñu plan yi jox ñu disposition technique yi pour que ñëw ñu mën koo ñëw teg. liggéey yi door na ñeent fukki fan ak juróom nag war na mën a fekk mu jeex autorité administrative bi ak ñi nga xam ne ñoo di élu yi yëkkati nañu ay kaddu sàkku ñeneen partenaires yi ñoo jàppale nguur gi ci liggéey boobu nga xam ne nag sumb na ko ci gox yooyu Lamine Ba Ziguinchor Radio Futur Média. Lamine Ba des foofule ci diwaanu Casamance wax lu soxal wàllum xëy ndaw ñi foofu nag ñu bëri ci ndaw ñi amuñu xëy nee na nag li ko waral moo di ne duñ leen faral di jël ci projet yi nga xam te ne nguur gi moo koy tëral li ñu bëgg nag mooy ñu gën leen a bàyyi xel dañ ci déglu président chambre de commerce bu Ziguinchor Pascal Ehemba ci micro Lamine Ba.
nous allons nous interpeller sur le droit. dinañu wax ak kilifa yi ba nga xam ne ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo fii ci Casamance amee seen lijaasa ñu fexe ba dugal leen ci programme yi nga xam ne nguur gi daf koy amal fii ci bët saalumu réew mi loolu muy mën a tax ñu xeex li nga xam ne nag moo di chômage bi waaye tamit li nga xam ne moo di entreprise locale yi fi ne ñu jox leen projet yi bañ ko jox ñi nga xam ne dañuy jógee feneen li ci judd mooy entreprise bi nga xam ne nekkul Casamance ñi nga xam ne ñoom lay jëfandikoo daf leen di jëlee feneen indi leen fii te loolu nekkul li nga xam ne dafay xeex chômage bi ñu nemmeeku fii ci bët saalumu réew mi ndaxte fii amul benn entreprise bi nga xam ne ndaw yi ci lañu mën a amee xëy te entreprise yooyee sax nga xam ne dañuy jógee feneen li ñu seetlu mooy ndaw yooyu nga xam ne dañ leen jël ci entreprise yi gënuñoo xarañ ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yeewoo li ko weesu sax seen chantier yi dafay faral di tardé loolu yëpp nguur gi war na fex gestu ko bu baax a baax ndax man maa ngi ci domaine bi nga xam ne bu ma gisee loo xam ne jaaduwul war naa taxaw wax ko nguur gi dégg ma. D'interpeller quand il y a des choses qui ne sont pas régulières et normales de le dire. mu nekkoon Pascal Ehemba jiite chambre de commerce bu Ziguinchor Lamine Ba doon tekki ay kàddoom. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. yegg si léegi ci lu soxal wàllu njàng mi ak grève bi nga xamante ne étudiant ya nekk ci université Alioune Diop bu Bambey ñu ngi koy grève barki démb ba léegi di grève bu amul app li ñuy sàkku nag mooy ñu saafara seen i tawat rawatina ci seen wàllum nekkin foofu la ci université ba ak ay tabax yoo xamante ne dara parewu ci di béréb bu jàngukaay nag noonu tam béréb yoo xamante ne fa la ñuy dëkk ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi indi ci leeral ki ñu toftal ci recteur ba ne jamono ji ñi ngi ci liggéey yi ngir lépp mën a yemb étudiants yi ñu saafara seen i ñaxtu professeur Ibrahima Faye kon di ki ñu toftal ci recteur bu université Alioune Diop bu Bambey ci jokkoom ak Pape Balla Gueye. étudiants yi dañu demoon grève boo xamante ni c'est illimité pour problème démarrage amphithéâtre yooyu nag bon c'était une promesse du ministère bu ñu bëggoon accompagner bi ñu fa demee au mois de décembre ministère bi nañu dinaa leen jàppale liggéeyal leen ñaari amphithéâtre boobu ba léegi nag kii bi avancé wul woon mais mois de février passé délégation ministère bi ñëw na fi wax ñu fan lañ toll ci projet boobu wax ñu difficulté yuñ ci amoon mais d'après li ñu waxoon mën nañ espérer que ne ci fan yii di ñëw démarrage bi mën na effectif au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey. beneen problème bi ñuy wax dañu am ay classes yoo xamante ne dañu bëri étudiants ba étudiants yi dootuñ mën a contenir ci classe bi loolu aussi ñoo ciy liggéey avec service pédagogique université yépp pour xool naka lañ mën a saafara jafe-jafe yooyu ay solution ñoo ngi commencé di ñëw mais comme université moom lépp loo fay def li ñuy wax instance pédagogique moo koy def dañuy bëgg solution yi jóge ci instance pédagogique bi balaa ñu koy appliquer décision yooyu yëpp dinañ ci associer étudiants yi pour que ensemble ñu trouver benn solution. mu nekkoon professeur Ibrahima Faye di ki ñu toftal ci recteur bu université Alioune Diop bu Bambey ca Touba foofa nag ñi nga xamante ne ñooy askan wu rawatina ñu nekk ca Mbacké ñoom li ñuy métit lu mooy tali ya yàq ga mu yàqu ne leen yàq na yàqu jéggi dayoo rawatina nag tali bi nga xamante ne moo jóge Mbacké dem Touba tax sax borom oto yi di sàkku nguur gi daal ci jug defar ko reportage Mariama Diop. daanaka tali bi dong la Mbàkke dese muy xàll wi jóge ci biir dëkk bi jëm Touba yoon woo xam ne dara baaxu ci pax yi fu nekk kenn du ko gis guddi mën a indi ay accident yu bari Pape Top ñu fekk ko ci boori cinéma bu Mbàkke mu ñuy xamal accident yi nga xam ne mu ngi koy fekke foofu bis bu yàlla sàkk. non chaque jour moom la ñuy gis ay cas yu grave ndax duñ toog sa 2 jours 3 jours tamu fii soog da lay gis camion ba mu day moytu kamb bi ba fële sareet fii moom wax dëgg yàlla affaire bi doy na waa trop moom. Jakarta yi moom fu ne rek la ñu jóge di daanoo ka saaraan Ibrahima Ndiaye ab dawalkatu Jakarta la ñu ngi ko fekk ci garage am muy ñaawlu loolee ñuy dund. affaire bi man jaaxal na ma man télé bi moom dara yàqu ba léegi dafa yàgg trop. wër gi dem rek fay am na soog yëpp ay pax moo ko waral. mu yokku si di joxoñ baaraamu tuuma maire bi mu jàpp ni deful dara ngir dimbali leen. mën a defal maanaam table doo daan mën a peinture sa doo daan mën a defal sa télé toj sax mën na ko defar kon benn émergence la. loolu tax ñu jox leen suñu mairie wala. Mbàkke daanaka ab dëkk la boo xam ne jéemuñu ca dara di ay kaddu mbay si moom mu ngi jiite ab mouvement. gis nga gannus gi ne gis nga borom Jakarta bi tuuti mu daanu foofu tali la woon kuñ ko wax doo ko gëm donc Mbàkke dafa laaj yeesal il faut autorités yi fi nekk remonter les informations dañu jàpp ne information yi Mbàkke moom biir Mbàkke la yem jàllul wala buy jàll tamit état bi moom
considéré wul Mbàkke nag moom fi mu toll nii askan wi ñu ci ëpp dañu jaaxle ndax niñ leen bàyyeeg seen bopp du benn infrastructure boo xam ne nguur mu ngi leen ciy jàppale lu nu mel moo tax askan bi di sàkku ci ñu gestu leen Marema Diop fii ci Mbàkke RFM. Marema Diop ngir daaneel dañuy dem ci Mbuur wax ci mbirum ñaar nit ñi nga xam te ne dañ doon yóbbu nit ñi ci gaal ñoom nag ñu jàppoon leen ci mbirum Doudou Faye di xale bu ndaw boobu nga xam te ne dañ ko dugaloon ci gaalu Locco ngir mu dem ci Espagne mu mujjee ñàkk bakkanam ñi ngi doon yóbbuwaate nag ñoom ñaar ñooñu yóbbu nañ leen kaso nag démb gannaaw seen jàkkaarloog procureur bu Mbuur war na ne atte sax ci flagrant délit ñaar fukki fan ci weeru avril bi ñoom ñaar nit ñoon nag li leen di toppee mooy faat bakken ci lu ñu teyul naka noonu tam yóbbu nit tukki ci lu jaarul yoon. RFM Sport. yegg si ci mais xibaaru dama xamul ban tàggat relation yaram la am entre mbër mu daanu wala mbër mu ko naqari ak fi nga toog nga di ko dajji di sànni. yegg si ci xibaaru tàggat yaram kon leen yegg si àndi ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène. loo koy doore. wàllu football ak Ligue des champions ci Europe ni ki démb nag ñi nga xam te ne ñoo di waa Paris Saint-Germain jot nañoo éliminé ñii di waa Bayern Munich di équipe championne à titre donte sax ñoom ñàkk nañu benn bal ci dara seen diggante ak équipe boobule waaye mujjut a doy pour équipe bu Allemagne bi seen bit nag ko dugal moo di Eric Choupo-Moting ñoom nag ca match aller ba waa PSG dañoo fekkoon doomu Allemagne seen dëkk daal leen daan ñetti bal ci ñaar jàpp leen nag ñi nga xam te ne waa PSG bi moo di seen ñaareelu demi-finale bi nga xam ne ñu koy tegle ñeel lii di waa Ligue des champions Idrissa Gana Gueye moom jot naa jouer match bi ba mu jeex tàkk daal di amal match go am solo ba tax na kii di seen entraîneur sax di Mauricio Pochettino daal di ko rafetlu jàpp ni Idrissa Gana Gueye comme machine. Abdou Diallo moom itam di doomu Sénégal nekk ci PSG jot naa football laata nag ñu koy génne Paris Saint-Germain tey ji ci ngoon dana xam kan lay tasal ci diggante Manchester City ak Borussia Dortmund gannaaw bu ñu jouer seen quart de finale 19h ca match aller ba nag doomu Angleterre yi waa Manchester City ñoom ñoo ci amoon ndam ñaari bal ci benn. Chelsea tamit daal di qualifié ci wàllu demi-finale ñoom démb dañoo daal di ñàkk seen dëkk seen diggante ak ñi di waa FC Porto Edouard Mendy moo nekkoon ci camp bi benn bal ci dara lañ leen daal di daan waaye ca match aller ba ca Portugal waa Chelsea ñoo ci amoon ndam ñaari bal ci dara ñoom nag ci atum 2014 la ñu mujjoon qualifié ci wàllu demi-finale lii di Ligue des champions ñoom waa Chelsea danañu xam tey jii diggante Liverpool ak Real Madrid kan lañ ci tasat ci wàllu demi-finale fàttali nag quart de finale aller bi waa Real Madrid ñoom ñoo amoon ndam ñetti bal ci benn seen diggante ak doomu Angleterre yooyu le bu loolu weesoo alaaji ñu daal di waxtaane wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci réew mi ca Bawol Diourbel foofu nag stade Ely Manel Fall nee nañu lu yàggul dara danañ daal di kon bokk reprendre seeni compétition ci kooku stade la ko waral nag moo di ay at ngi nii ñu daal di ko tëj ndax lii di pelouse bi dafa daal di yàqu ki nga xam te nag moo leen daal di taxaw ci yoon googule moo di Sayer Seck di président institut Jambar doon itam vice président ci biir fédération sénégalaise bu football doon itam président bu ligue sénégalaise bu football professionnel ñoom nag jàpp nañu ni daal ndimbal loolu nga xam te ne daal ñu ngi koy séntu bu ñëwee dana daal di soulager ndaw yi nga xam te ne daal ñoom ñooy yëngu ci wàllu football foofule ci diwaanu Diourbel kenn ci ñoom di Idi Wane ñu teg ko ci yaatal. Sayer su defee lii dama naan def na lu rëy aussi de passage di si remercier aussi le président Omar Samb parce que relation yi mu am ak le président Sayer peut-être gën na yombal liggéey bi di si remercier aussi le président de la Ligue de Diourbel monsieur Abdoulaye Fall moom aussi am na ci démarche yi mu def avec le ministre du sport Matar Ba tey nii dama naan njaareem yëpp kontaan nañ si Sayer di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàlla yéene bu mu am ci football bi yëpp yàlla mottali ko parce que lii man dama naan lu rafet la en tant que Diourbel waa xam nga man xam naa coono yi équipe bi doon dund parce que chaque jour maa ngi dem stade xam naa loolu ñu dund xam nga équipe bi day déplacé di ñëw Diourbel déplacé waa Diourbel di ñëw di football si di delluwaat à Diourbel loolu je me dis que ne su Sayer defee lii dama naan noppal na waa Njaareem xam nga tey nekk na aussi loo xamante ni tey ñëpp dañ koy ñaanal di si remercier aussi le doyen Abdoulaye Diaw. Idi Wane di kenn ci ñuy jàppale ci liggéey nga xam te ñu koy amal fii nii ci rajo Futur Média gannaaw ba ñuy def en direct des stades ak le doyen Abdoulaye Diaw daal ci amal li tamit taxawaay gu mat sëkk jàpp ci ba Sayer Seck def lu ni mel ñu koy jaajëfal ba tey wàllu football waaye bi la yoon ak jigéen ñi ak Jeux olympiques Tokyo jàpp leen nag Cameroun moom du jot a bokk ci yooyu lay jongante si match barrage bi ñu doon amal seen diggante ak ñi di waa Chili dañoo daal di match nul ca match aller bi nag waa Chili ñoom ñoo jotoon am ndam seen diggante ak doomu Cameroun yooyu ñaari bal ci benn kon bokk Zambie moom moo di côté équipe bu jigéen bu nar a teewal Afrique ci Jeux olympiques ci googule jongante ñu jagleel ko jigéen ñi ci wàllu góor ñi nag
Afrique du Sud Côte d'Ivoire ak Égypte ñoom ñooy représenté Afrique ci yooyu la jongante. ñu daal di dellu si suñu réew waxtaanee wàllu làmb ak jafe-jafe yi nga xam te ne nemmeeku nañ ko gannaaw ba ñu doon amal yenn ci ay combat foofu la ci arène nationale ndax gis nañu ni yëf yi reprendre na waaye ca ba ñu doon amal combat bu mag boobu ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak kii di Eumeu Sène gis nañu daal ñu bëri ci amateurs yi takkuñu woon seen i masque donte nag dige bi moo di danañu reprendre li nga xam ne moo di activité yi waaye danañu respecter geste barrière yeeg takk masque lu ni mel ngir mën a kon bokk wattu lii di mbas mi waaye lu ni mel daanaka daal furaas ba tax na kii di jor yi ngi yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba yëkkati na ay kàddu di ñaax daal ñuy yëngu ci mbir mi ñu daal di respecté yooyu les mesures barrières ñu déglu ko Matar Ba ci micro Mame Astou Kane. mais dama xamul ban relation la am entre mbër mu daanu wala mbër mu ko naqari ak fi nga toog nga di ko dajji di sànni. ñàkk yar la wala ñàkk xam laaj bu amul tontu ay ñaawteef doon na li marqué làmb ji amoon dimanche yi ñu génn te kii di promoteur bi di Serigne Modou Niang tëggoon ko mu. ñuy jéggalu Matar Ba moom la ñuy déglu moom mi yëkkati ay kaddu ci mbir moom li nga xam ne jot nañ ko wax maanaam ñàkk respecté li di mesure barrières yi reportage googu la nag moo di coow li nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko gannaaw ba mu amee yenn ci ay supporters yi nga xamante ni dañoo doon caxat-caxatee arène nationale bi gannaaw ba seen mbër daanu waaye bi la yoon dañuy déglu Matar Ba ci geste barrière yi nga xamante ne bëgg nañu respecté ko ci arène bi. dañuy continuer rek di sensibiliser parce que dayoo bi làmb am moo tax lu bëri di am ci làmb ji te du am ci beneen discipline wax naa léegi ne course hippique boo ñëwee xool image yi di nga gis ne taxawaay bi respecté nañ mesure barrière yi waaye lii làmb du course hippique li am solo nag mooy yëf yi dafa war a nekk comportement individuel parce que képp kuy dugg ci làmb ji gars yi dañ lay vérifier yaa ngi ak sa masque waaye boo toogee jaarale ko ci sikkim bi du muur gémmiñ du muur bakkan loolu nag kenn mënul dem ci ku ne nga ne ko yëkkatil sa dañuy sensibiliser rek na nit ñi gën a góorgóorlu ci loolu te xam ne mbas maa ngi fi moo tax ñu wax CNG bi ak promoteurs yi ñuy fàttali les mesures barrières tant que ñu nga am benn cas rek bu ñu baisser les bras nañu gën a góorgóorlu ci wàllu. defe naa ne ñëpp a war a dem vacciner surtout mbër yi ak acteurs yi nga xam ne dañu laalante nañu fexe jege les structures sanitaires et je pense que fii ñu toll nii ak vaccin yi ñuy xaar wax nañu lee dootu nekk ay tranche d'âge képp ku boobu vacciné wu da nga war a dem vacciné wu ñun ñi nekk ci sport bi nag ñoo ci war a jiitu. pour que ñu mucc parce que sport dafa ànd ak wërgu yaram. ok kon boog Alaaji fii lañ koy dal yemale xibaaru tàggat yaram. jaajëf sëñ Cheikh. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ci tey ak Fama John. daleen nag jàmm film bi di la citation te doomu Nigéria bi di Kunle Afolayan daal di ka defar projeté nañ ko week-end gi ñu génn fii ci Sénégal di ab projection privée boo xamante ni acteur principal bi di Jimmy Jean-Louis fekkee na ko moom nag bëgg ñu créer ay chaîne de distribution ci wàllum production cinématographique fii ci réewum Afrique ñu teewlay kàddoom. moi je vois très très grand la raison pour laquelle je me suis déplacé pour. man mbir mi jàppee ma ko lu ndaw moo tax ma déplacé wu ngir ñëw bokk ci projet bi ak kii di Kunle ndax xam naa ni am na fii potentiel bu mag tamit comme ci Netflix lañ koy teg dinañu may ñu gën a am ndam yaakaar naa ni li jëm ci wàllum distribution Afrique dañoo war a booloo ngir am suñuy chaîne bopp. su ko defee droit yi ciy tukkee ñu fay ñu ko ba fi mu toll nii Netflix Amazon ak ñenn ñuy séddale film yi daanaka ñoom ñooy contrôler lépp même film yi nga xamante ni Afrique la ñuy bàyyeekoo. pour s'engager dans la distribution. lu ëpp ci long métrage boobule te ñu diffusé ko ci Netflix ñu ngi ko tourné fii ci Sénégal ci université Cheikh Anta Diop ginnaaw Yoruba ak anglais olof mu ñetteelu làkk bi nga xamante ni utilisé nañ ko lu bëri ci film bi producteur bi di Samba Bathily ne nag industrie cinématographique mën na soppi xar kanamu continent bu Afrique. aujourd'hui tout le monde rêve des. ñu bari dañuy gént États-Unis loolee nag li ko waral mooy Hollywood ni nga xamante ne noonu lay fësale lépp lu jëm ci image yu ko États-Unis Afrique nag daanaka lu mel noonu la war a taxawee moom itam wane ay nataal yoo xamante ne yu rafet la wane ay plage yu Dakar yu Cap-Vert ak yeneen gox yoo xamante ne yu bakkane la loolee moom mooy tax ñu daal di gën a mën a gis Afrique ci wàllum cinématographique yu ni mel waaye li nga xam ne nag moom la cinéma africain yi di faral di wane moom mooy ay Afrique daal daanaka bu ñu koy tudd ci wàllum guerre
ay coup d'état yu mel noonu rek la ñu koy faral di dégg loolee nag tax ñu war a taxaw soppi lépp wane ne Afrique am na ci lu rafet loo xam ne war nañ ko wane. Et c'est ce qui nous a amené à soutenir ce film. bind leen ci seeni agenda exposition bi nga xamante ne dañu koy am ngir delloo njukkal Harlem Renaissance di ab initiative compagnie théâtre national Daniel Sorano exposition bi daañu ko amal tey ci àllarba gi fukki fan ak ñeent ci weeru avril bu 10h jotee nara am ci hall théâtre national Daniel Sorano li moo nekkoon seen chronique culture ba suba ak jàmm. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak El Hadji Assane Gueye. observateur xëy tey ñëw ci ndomb ak tooguk doyen des juges ndem si yàlla Samba Sall toogoon ca borom bi def li gën ana ko fay wuutu observateur ne ña koy yóotu bari na yéenekaay bu groupe Futurs Médias ñëwaat ci li waral mu tax a daw nag ñu bari ca moo ne ñu ne kanu fay wuutu ay yaxam seddagul sax observateur ne naam poste président de la république fort na ne mooy bi njëkk cim réew waaye poste doyen des juges d'instruction dafa bokk it ci poste yi nga xamante ni dafa fort cim réew ndax boobeeb juge am na ñeenti kàttan benn kàttanu woolu nit ki ñaar kàttanu jëlilu nit ki ba ca toppit mooy kàttanu jàllale nit ki ci kaso bi ak it kàttanu jàppalu nit ki ca bu dee ab procureur donte turwa raglu na lool benn ci yooyu kàttan la am maanaam mandat dépôt kàttanu jàllale ci kaso bi kon yéenekaay bi ne nekk juge d'instruction responsabilité bu rëy la nekk doyen it rawatina dossiers yi gën a mag ci taabalam lay teeri ba ci dossiers yi gën a tàng juge Samba Sall ma fa nekkoon de ña ko jot a xam ak ñii di ay nawleem ci métier mi ñoom ñëpp ànd maase nangul ko xereñ gi ak matoon la mu ca doon ko fa war a wuutu nag di magistrat yu mag def lu ëpp ñaar fukk ci ati carrière observateur ne bokk na ca ci mel ni yaa xam lay nekk jamonoy directeur des affaires criminelles Cheikh Bey nekkoon fi ki njëkk a jiite CREI Aziz Seck bokk ci commission d'instruction bu CREI di ancien président UMS li waral nag seeni tur feeñ ci suuf noone mooy ñoom it ay juge yu xereñ lañu conseil supérieur magistrature nag moo yor coggalu guy gi ci tànn gi ngir ëllëg dañuy des ak wàllu yoon ak mbiri juge Mamadou Seck njëkkoon a yore dossier Ousmane Sonko Adji Sarr laata mu koy delloo ak ñi ko doon yónnee ci téléphone ay bataaxali arto boom bakkanam ak yu njabootam libération ne yoon téye na ca ñaar di Anta Diagne ak Yaya Siré Sissoko ba defeere leen dossier ba teeri ci tribunal flagrant délit seeni avocat défense di sàkku ñoom teewaayu juge bi ci boppam juge Mamadou Seck les Échos wax ci section de recherche bu Colobane ak jógee gu fa lieutenant colonel Abdou Mbengue jógee doon léegi ni nu ko waxee lieutenant colonel di patron gendarmerie diwaanab Ndakaaru yàgga leerali dossier ba yi ci gën a tàng ay maasam yépp ànd nag nangul ko ak xereñam capitaine Alioune Ndiaye nekkoon ba fii conk mooy ki koy wuutu foofu ci section recherche moom capitaine Alioune Ndiaye enquête yéenekaay ne général Jean-Baptiste Tine moom la tànn ci biir goog ministre des forces armées capitaine Ndiaye di ko xereñ xamee lool ak section recherche ñu ne ndax nekkoon na fa diir bu yàgg adjoint boss yëfa woon muy commandant Cheikh Sarr di commandant Issa Diack laas moom tey fukki fan ak ñeent ci weeru avril 2021 la mu fàttali ko mooy radiation dàq gëfi woon ñeel ñenn ci alkaati ci Sénégal ci jamonoy président Abdou Diouf fanweeri at ak ñeent ci tey ak coono gu mu dugal ñu bari ci ñoom ak seeni njaboot ci yéenekaay bi Papa Amadou Dieye nekkoon booba encadreur ci GMI Thiès di wax ne ba yëf yi amee maanaam dàq gi moom daa soppeeku ci saasib agriculteur dem bayi Cheikhna Keita président mouvement policier à la retraite moom ne yooyu dogal booba jamono du woon leen lu may bëgg a neex FMI ak Banque mondiale wàllu politique Sud Quotidien xëye watey gox-goxaan yi ak calcul yu dul dàkk yi mu gis ne pouvoir bi waaye bu opposition bi it mooy calcul yi ngiróol yëf yi jamono yi toxal gi ak toxalaat gi nag ñeel yooyu local te mooy xëy def ca laaj ne waaw est-ce que sax opposition bi ak société civile bi duna ay complice faf bu pouvoir bi wàllu sport arène nationale bi ak yàq yi fa woon jeexal xolub ministre des sports Matar Ba les Échos ne ñaari téeméer ak fukk ak ñetti 16 lañu fa daldi damm keroog làmb ja ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne su laajee ñu tëj arène bi état bi dina ko def Vox Populi ne donte fanweer ak ñaari milliards dem ci defar gi état baa ngi arto tëj boobee arène nationale ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne yenn moom mëne su ko bàyyi mu jàll ca nag caméra surveillance ak pexe bu mu mën a doon faaw ñu fexee ràññee yàqkat yi teg leen daan yi war ci sunu lamb ba tey ministre Matar Ba di xamal waa axlu lamb ne su laajee ak tëj boobee arène nationale daañ ko ne ràpp tëj ndax yëf yi moom état bi munta toog rek di xool ca ñaaw na ba fa ñaaw yam jéggi na dayo CNG bi moom toogul di xool ndax yëkkati nay daan teg ca mbër ya dañuy des ak lamb ji ak sunu lamb fësal nataal ak kàdduy Jules Baldé mooy magi Ama Baldé muy def pression ñu ne ci Luc Nicolaï promoteur lamb ji war a dox diggam moom Ama Baldé ak Modou Lo di ko xamal ni contrat bi dox seen diggante saison bi lay jeex Modou Lo nag Jules Baldé nga koy cokkaas ndax nee na ko biir bëre wasin bëre combat Diène Kaïré rek Modou Anta moom sunu lamb ne Modou Anta li ko CNG bi teg népp daan mooy teq ci xaalisam téeméeri junni ak fanweer ak ñaari junni waaye manager am bi di Zal Mbaye dafa gis ne loolee du lu jaadu c'est injuste ca jokkoon na ci ak CNG bi. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia
ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci yéen kay xaja san nañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi nestur ñu def partali ci li ci gën a fës ñu ëpp si jëli ci Sénégal yi koor tey ji gannaaw bi ko ñeneen ñi defee démb muy koor guy tàmbali ci jafe-jafe pour ñu dëkk ca quartier Mandiaye Diop bu Thiaroye-sur-Mer ndox mu saf essence le robinet di xel yi ñu ne tiwo yu saar yi moo ko waral muy lu doy waar lu fukki jigéen yu wonnu lor ñàkk seen bakken ci benn at képp ca Bettenty nekk ca diwaanu Fatick lu jur mbir moomu ñàkk taxawu ak ñàkk matériel ci dëkk boobu ndox wër kilifa yu université Alioune Diop bu Bambey di dalal xel étudiants yi nekk ci grève nee nañ jël nañu matuwaay yëpp ngir saafara tawatu yooyu lay étudiants mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi ñu koy gërëm di gërëm tam Yacine Pouy ci wàllum digital bi dellu di ñaan ñëpp kooru jàmm te yàlla nangul ñu léegi ci kanam tuuti kon Hadj Assane ngeen di àndal ci penco jaajëf ñeen